ah Pape bul wax loolu aatuma réeroon feeñ na comme damaa concentré woon ci jigéen ñi ba fàtte góor ñi bul wax loolu maa ngi nii nag Firdaws coaching en chair et en os fas yéene nag yow xanaa gisoo logo bi góor ak jigéen à côté de chaque grand homme y a une grande dame loolu la Firdaws coaching wax y a pas de derrière chaque grand homme y a une grande dame à côté de chaque grand homme y a une grande dame voilà côte à côte bu ko defee ànd bi day neex ndax du am koo xamante ni day jiitu di galgal moromam wala am ko des ci ginnaaw di yokkat ak di dox ndànk non dañuy tolloo rythme léegi nag bu loolu weesoo ñu ñëwaat ci li nga xam ne moo nekkoon suñu sujet du jour mooy wax ci lan mooy abondance dafa bokk ci li nga xamante ne tey li ma naan nit ñu bari dañuy dàq seen abondance te duñ ko yëg ndax xéewal dafa bokk ci li nga xamante ni yàlla suñu borom dafa am ñum ko jagleel waaw bàkkaar yu bari tuuma yu bari dugg ci lu sa yoon newul jalousie soxor iñaan yooyu yëpp dafay bloqué wërsëg xam nga nit mu ngi jóg naan dañ maa liggéey sama faru rab bi sama noon yi dëmm yi seytaan yi jinne yi man lu dara du taxaw sama loxo ay waay yàlla loxo bañ na ko ba ngëbu ko daf ñu koo tàllalal pour lu dugg dafa war a génn kon looy doyee xaalis bu taxaw ba ngay dem naan sama loxo yi dara du ci taxaw sëriñ ñaanal ma ndax lu ma am mu taxaw sama loxo yi loolu nag mooy manque d'incompréhension moo tax jàng suñu diine ak di lire Quran di ko settantal lu am solo la kon nañu xam ne léeg-léeg liy bloqué sa abondance liy bloqué sa xéewal liy bloqué sa wërsëg ay croyance limitante lañ koy woowee lan mooy croyance limitante mooy gëm-gëm yi nga am ci xaalis te àndul ak xaalis jumtuwaay la outil la mu ngi mel ni paaka bi ngay daggee xaal di ko rendee xar mën na rey nit mën na yàq àddina nit mën na la dugal ci kaso ba xaalis tamit c'est la même chose xaalis dafay amplifier say jukko waaye xaalis du soppi nit sénégalais dañ naan xaalis dafay soppi nit xaalis dafay yàq diggante xaalis dafay tas say looloo la ñuy woowee ay croyances limitantes xaalis du soppi nit xaalis du yàq àndandoo xaalis du tas say nit ñi ak seen ay jukko waa kay xaalis daf koy amplifier mooy xaalis su la fekkoon nga nekk nit bu bëggee da koy multiplier à 10 xaalis su la fekkoon nga nekk nit bu truand nga am ko mën na ko multiplier kon xaalis dafay wane yow yaay kan réellement xaalis du soppi doomu aadama kon boog croyance limitante yooyu génne leen ko seen xel mënoo xuloog xaalis ba pare nga bëgg yàlla jox la xaalis loolu mënul nekk nit da ngay cohérent buñ la ne dangaa bëgg xaalis nga mer xanaa kon loolu wax ju négatif la ci yow man buñ ma ne dama bëgg xaalis damay kontaan parce que damay xam ne kon nit laa bu am jom ku bëgg lu baax laa te bëgg naa xaalis ndax du bëgguma ñaan kenn bëgguma àbb kenn bëgguma leb kenn kon bëgg xaalis du tuuma du défaut du lu bon waaye l'essentiel na nga bëgg li nga moom na nga bëgg sa ñaq na nga bëgg loo xam ne tey daf laa lew kon ñu xam ne bëgg xaalis du loo xamante ni musiba la kon nañu dellu si waat te xam ne yàlla suñu borom du traité ak nit bu iñaan du traité ku soxor du traité ku mën a jàmbat du traité ko xam ne fuñ ko fekk moom dundam lépp dafa négatif yàlla day traité ak ñi am gratitude ñi nga xam ne dañuy sant yàlla seen biir xol di sant yàlla ci li leen yàlla may rawatina li nga xam ne tey mooy abondance bi ñu doon waxee démb bi ñu doon waxtaanee démb abondance du dara lu dul xéewal comme ni ma ko waxee woon xéewalu wér-gi-yaram xéewalu yàlla may la liberté kenn tëju la kaso xéewalu yàlla may la sa njaboot wér waaw ndax boo amee njaboot gu wér doo ko tal xéewalu yàlla may la tey nga mën a yeewu di xalaat say projet ba di ko teg muy sotti kon loolu xéewal la kon xéewal xaalis ci gën a ndaw encore une fois xaalis outil la jumtuwaay la boo xam ni mën na la yàqal sa àddina comme mën na la neexalal sa àddina kon nañuy ñaan yàlla abondance nag énergie la moo tax li may wax naan investir ci sa personne investir ci sa xel ci sa xalaat sa digganteeg sa borom investir suqali sa bopp loolu la ñuy woowee développement personnel se développer ba nga xam ni foo taxaw yow sa attitude sa comportement nit bu wóor bi nga doon nit bu honnête bi nga doon nit bu gëm yàlla bi nga doon nit bu njaxlaf bi nga doon nit bu déterminante bi nga doon loolu mooy jaay yow say service aajowul wax ji di bëri mais nit ñi bu ñu gisee sa personnalité jëflante ak yow traité ak yow ñu gën a am confiance gën a engagé wu ak yow kon loolu du ay mathématique dëgg la boo xamante ne ku nekk boo ko defee sa bopp danga koy gis ñaata yoon laa accompagner ay nit yoo xam ne démb tekkiwuñu woon dara kenn xamu leen tey ñu nekk ay nit yoo xamante ni macha allah fu ñu taxaw ne dama ne ñu déglu leen kon nañu xam ne lépp mën na nekk du moment où gëm nañ ko te gëm nañ ni yàlla suñu borom moom mi nga xamante ni moom moo ne jaam yi jaar leen fii su ngeen fa jaaree rek gis xéewal bi leen yàlla dikk su ngeen awee ci contraire ba aussi ngeen gis leneen li leen yàlla dikk kon mbir mi c'est pas de chercher de midi à 14h nañu réaliste ñu bàyyi xel que ni fii ci àddina kay dafa may cote
am li ñu woowee les lois de l'univers yàlla suñu borom dafa am sunnatullah nu mu établir àddinaam ba pare teg ko ci ay règles ku ci jaar nga gis ni muy doxee ku ci nanguwul a jaar aussi conséquences yi da lay bërëng di la bërëng di la bërëng jusqu'à ce que nga nangu yeewu wala nga dee noonu nga nekk ku perdant kon yàlla nañ ci yàlla musal kon boog xam leen ni Firdaws coaching góor ñi la ak jigéen ñi jigéen ñi nag dañoo am fulla ba dañoo jël Firdaws coaching rek katafu ko jàpp ko ne duñ ko bàyyi ndax dañ ciy gis seen intérêt kon yow mi nga xamante ni yaa ngi waaj inscrire rego 5D formation en développement personnel en 5 dimensions ba tey yaa ngi dute naan ma bokk ak ba ma bokk cher naam cherul c'est-à-dire yàgg naam yàggul dinaa ko mën duma ko mën ba tey foofu nga toll jàppal ni formation bi léegi mu fees li ci des bëreegul demee la ñuy def suñu cérémonie de clôture femmes yi dinañ ñëw raconter seen parcours 4 mois yi naka lañ ko dundee lan lañ ci jëlee lan lañu changé ci seen dund ci ñeenti weer yi ak lan lañu déconstruire ci seen ay croyances ba tey mu propulser leen vers de l'avant ba la ñu duggee woon ci formation bi tey am nañu ay résultats en si peu de temps yoo xamante ni kawe na seen njort kon jàpp leen ni Firdaws coaching diggu leen ay wax ay résultats la leen dig te chaque année ñu ciy ànd ak yéen ngeen koy gis kon góor ñi am leen fulla comme ni seen soxna yi amee fulla seen sœur yi ak seen yaay yi ñëw collaborer ak Firdaws coaching di liggéey ak moom di ci gis seen bopp ñu xam ne Sénégal santé mentale développement personnel c'est urgent am na nag développement personnel yoo xam ne ay wax la ay promesses ak ay mathématiques Firdaws coaching holistique la ñu wax sa intérieur sa digganteeg sa borom sa foi li la construire li la fondé loolu la ñuy njëkk a établir ba pare soog a ñëw yow sa propre personne sa identité sa valeur ak yow yaay kan soog a ñëw tey ci li nga xam ne moom ngay jëriñ ci kaw suuf li tax yàlla sàq la ñëw ci li nga xam ne tey mooy relationnement familial ak li nga xam ne mooy sentimental et tout ñëw ci lépp lu nga xam ne tey mooy li wër sa 5 dimensions de l'être moo waral ñu tuddee ko 5D kon 5D amul fenn ci Sénégal fii rek laa amee ci Firdaws coaching fii mooy authenticité bi fii mooy bi dëggu li ci des yëpp dañ naan ay toppandoo la ay féeg la kon roy du nuroog pire kon boog bu leen ko rate dem leen inscrire place yi ci des bariwul tuuti moo ci des parce que nag le 5 octobre la ñu ubbi te fi mu nekk ni daanaka ñu ngi ci dernier tournant bi kon boog asalaamaaleykum wa rahmatullah